asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñuy suivre fii ci Dakar Animaux di premier site sénégalais boo xamante ni mi ngi wax ci lu jëm ci wàllum jur gi muy bëy xar nag gileem xaj yi mbaam xuux fas bàyyiwuñ dara ginaar picc pigeon lépp loo xamante ni daal animal la sitam moo nekk nii ñu leen di ñaan yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi topp xew-xew yu ni mel ngeen abonné ci site bi bés cloche de notification yi képp koo xamante ni am nga jur goo xam ne yaa ngi ci nga nekk ci élevage sunu numéro yi mooy affiché noonu sunu email bi mi ngi noonu mën ngeen ñu bind ñu fekk leen fi ngeen nekk waxtaan ak yéen échanger ak yéen. tey nag ñu ngi fii ci Daral ci Pape Diagne Seras dégg ngeen ko gars yi ñu naan Pape Diagne Seras donc waaw saa kaay waaw Pape bala ñuy waaj dañu nar a commencé suñu émission. léegi commencé ko ma léegi ñun kan lañ taxawal. non man Pape Diagne Seras moo nekk nii. gaa Pape Diagne Seras moo nekk nii man karitam laa dëgg la ñun ñoo la fi nekk ñun ñoo bokk Seras. ñun ñëpp ay jeekatu nag lañu mais borom baaxalam de wallahi nitu baax la amul benn problème waaw. yàlla dolli yoon man Amady Sall. Amadou Sall waaw kenn gënu la waaw ok. jaajëf gis nga gars yi ngi noonu kon Pape Diagne man dootu ma la wax bi nga présenté wu. wallaahi en tout cas leen rek xam naa ko Pape Diagne mi mooy président des managers de Louga. dafa bëri ay casquettes mais tey casquette bi ñuy waxtaan ak moom. mooy fii ñu ko fekk tey. Pape Diagne Seras moom ça veut tout dire. dëgg la Pape Diagne nag ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay sëñ bi Ndiaye di la ziar di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ñaan seen site bi yàlla def ko mu gën a jëm ci kanam di sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad di gërëm sama ñaari waajur di sant sama sëriñ ba Seydi Mahamadou Mansour Sall bi nga xam ne si ni ndeysaan semaine passée la génn àdduna tey bi ma xëyee dama ziare jaar ci sëriñ Abbas waajuram ziar ko jaar ci sëriñ Mansour ziar ko di ko ñaanal yàlla moom it fa mu jëm yàlla na ko dàqal fi mu jóge di ñaanal waajuram wa sëriñ Abbas Sall yàlla na dajeeg moom ci yowmul xiyaamati di ñaanal sëñ Cheikh bi fi nekk tey ji di xalifa bi di Cheikh Ahmed Tidiane Sall yàlla may ko fanu gudd yàlla may ko wér di la wax ne daal kontaan naa bu baax a baax andi nga ma ci loo xam ni sama xol day sedd su ma xëyee gis ñii sama xol day sedd guy muy nag yi damay am fierté kontaan gis nga bi ma jógee léegi Louga dama départ rek ñëw pour gis leen tant que gisuma leen rek day am lu manque ci man mais feeg maa ngi leen di gis rek sama feebar day wér. sa relation ak nag yi lan la. waaw sama relation ak nag yi li ko indi bari na mooy benn naaru kajoor ñu judd fekk suñu ay maam di jula ci nag muy suñu maam Amar Diagne dundul ma téeméeri at ñu ñaan yàlla dund lu mel noonu wala lu ko ëpp ak njaboot gi yëpp ndax càmm gi dañu ko judduwaale donn ko suñu maam ñoom loolu la ñu xam xar bëy nag fas mbaam loolu la ñu xam ñu judd ñu nit màgg fekk si leen moo tax damay wax ni man dama doon jàng kër sëñ Abbas Sall fa laa amee shahada ibtidaai fa laa amee shahada i'daadi muy diplôme yëpp Hanafiya laa ko amee mais nag lii dafa bokk ci sama deret mooy dono dafay fort ma jóge Louga ñëw fi fekk fi sama waajur yàlla na yàlla guddal fanam muy jula nag di jënd di jaay di sàmm di bay bi ma ñëwee nag virus bi dugguma nag comme judduwaale la loolu moo ma dugal ci lii tey. d'accord yan jafe-jafe ñoo am ci secteur bi ngeen nekkee muy wàllum yar nag. waaw wàllu yar nag secteur bi jafe-jafe yi bari na parce que jafe-jafe yi mooy tey dund bi dafa gën a cher parce que saaku ngooñ bu ma daan ñëw fii maa ngi ko doon fekk sama papa ñoom di ko jënde 1500 2000 1000 francs tey ñu ngi koy jënde 3500 4000 4500 kilo de passe dañu ko daan jënd 50 francs 100 francs tey yaa ngi koy jënde 250 léegi yaa ngi dégg maanaam xale bi kilogramme wala ñaata lay jar munuma ñaari kilo yaa ngi koy jënde 550 kon ku ne xam na ne jafe-jafe yi mi ngi ci wàllu maanaam dund bi tey dund bi bu yomboon ci la élevage di gën a mën a baax ndax tey da ngay gis nit ñu bëree bëri dugg na ci élevage mais li leen dawloo mooy maanaam seeraayu dund bi dafay metti tey am na ñoo xam ne doon nañ ci dugg mais ñu bëri tey ñu ngi jaay seen i tool di jaay seen i jur ndax dund bu metti bi mooy que tey ngooñ yombul repas bi yombul dara yombul lépp dafa cher mais tey bu fekkoon ni jur gi dund bi yomb na parce que tey nag li nga mën a tey am ci nag tey mooy nga jënd ko yóbbu ko ci àll bi di ko sàmm muy lekk ci ñax mi mais suñu demee ba am na moment boo xam ne bu ñu fa tolloo foofu jur gi dafay soxla maanaam di lekk lu waw bu boobaa nag da ngay wut say këyit wut sa ngooñ ak say repas suñu jógee àll ba bu ñu ñëwee nga di leen mosal ba yàlla def lii mu def tey muy xéewal gi mooy fi ñu toll ni tey boo fi tolloo ci nawet boo sañoon yor junni nag wala ñaari junni nag ndax yàlla suñu borom rek moo man mooy xont mooy def lépp tey boo duggee ci àll bi sa yaram day daw sa xol day sedd parce que jur gi tey fi mu ne nii macha allah dañ lay neex ndax li ñu lekk suñu borom a leen koy jox moo tax suñu borom kenn du moom maa la wax li sëñ bi gis ne nag lu am bayre la lu am nag fu mu daanu rek ñu ne yëf ya rëy na waaw lu mu tuut même bu dee dëj sax bu ñu fa rayee nag rek ñu ne dëj ba am na solo ka dem kilifa la parce que li ko def mooy
yàlla suñu borom moo ñu ko barkeelal moo tax doomu aadama toujours ñun li ñu war a def rek mooy sant suñu yàlla suñu borom parce que kii nga tiim nii tey bakkan la yor comme yow suñu borom ni la ray ko nga lekk ko muy xar muy nag muy gëléem kon suñu borom li ñu war a def rek mooy delloo ko njukkal mais nag li nga wax léegi nii heure boo amee xew taxawal ko bu dee ngéntee sa xol dafay sedd bu dee tey ji yàlla tere safaan ñoo moom a ànd ndax du fi jóg kullu nafsin saay xatil mawt soo tegee nag it bien vrai que ci naqar ngay nekk mais après sa xol day sedd parce que da ngay xam ne tey ji ndawal macha allah ñëpp seen xol dina sedd kon jur yàlla moo ko teral xoola mi ngi nii solul mbubb solul tubay te boo gisee tey kontaan xoola fas wi solul mbubb solul tubay te boo gisee kontaan tey doomu aadama bu solu woon mbubb solul tubay boo gisee daw kon yàlla suñu borom yàlla suñu borom tey mooy def barke boo xam ni lim ko def ci jur gi ci jur rek la ko def kon daal li ñu war a def daal mooy gën a fonku élevage état gën a jàppale élevage état nag li may wax toujours rek du moom secteur yëpp la mën a jàppale mais ñi gën a jege tey mu ministre de l'élevage waxtaan ak ñi nga xam ne tey ñoo yor sàmm gi di gën leen a jege ñu gën a jege population bi gën di waxtaan ak askan wi pour élevage gën a mën a jëm ci kanam te réew mi xam nga lan moo gën a yàq mooy tey boo toogee ci réew mi di jege président tey bu la joxoon tey jii 1 milliard ni la def ko ci élevage ngay gis ku daje yow tey ni la non bu ma doon yow nii lay def parce que ëllëg da nga fi jógee non nit ku ne ci àdduna lépp looy def da nga ciy ñaan yàlla soo fi jógee tey ji am way wu rëy tey am na ñu fi nekkoon tey ci Sénégal tey xoolal tey ku mel ne Pape Bouba Diop liggéeyam bu rëy moo tax tey ñu tudd ko stade fële ñuy ñaan yàlla stade bi mu pare ba ñu inauguré ko ñu dem ba doomam bii di football tey génération foot màgg tey ji ba fekki ñoom papaam Sadio Mané ñoom loolu lañ koy ñaanal yàlla loolu xam ne moo ko waral mooy liggéey bu rëy moom liggéey na ci réew mi ba dem ci ngor mosoo koo dégg ci loo koy xeebe loolu la ñuy ñaan yàlla réew mi yàlla defal parce que Sénégal boo xoolee tey ñi mën a gën a dimbali élevage am nañu fi ne tey yàlla suturaal leen ay milliardaires lañu mais am na ñoo xam ne bala ñoo mën a joxe dërëm il faut les télévisions yi toog site internet yi toog pour ñu mën a dimbali moo tax man leen nañuy jënd nag yi dëj yi te ba dañuy jënd ordonnance yi te bañ di jënd nag yi dëj yi am na ñoo xam ne tey bala ñuy dimbali rek musiba am tey état li ñuy jooytu ci moom mooy tey bala muy mën a dimbali tey jur gi tey fi ñu nekk rafet fi la élevage war a gën a mën a góorgóorloo gën a jàppale tey ji élevage mooy tey ñi ngi tey ci ñax am na dara séeratul fi mu ne nii ndax ñu ngi ci nawet bi repasse day daanu ngooñ day daanu ndax suñu borom moo ko def léegi nag ñu jóge ci jàngat ci ba nga xam ne tey ba lay xiif di ñëw état bi dimbalee nañu tey ji loo xam ne sii ni waxuñu mu jël kenn xaalis di ko jox mu def ci poosam de mais dafay wàññi tey ji repasse bi bu ko defee jur gi di man di ci jëfandikoo boo liggéeyee tey ji mën am sa 5000 francs mën am sa saako repasse mais tey boo amee 5000 mën am saako repasse tey day dem ay 12000 day dem 9000 10000 11000 ñu fexe ba daal loolu tey bu fi jógee tey Mali ni muy ñëwee di indi nag Mauritanie di ko indee nag parce que tey Sénégal boo xoolee tey ñi ñu wër ñoo ñu ëpp jur tey jii muy Mauritanie moo ñu ëpp jur te Mauritanie ñoo ko ëpp ñax parce que li ko def mooy ñoom dañu dund wàllu élevage moo tax tey ji Mauritanie la fay génn ci nag di ñëw fii nag bii nga tiim tey nagu naar la Mauritanie la jógee bii nii maa ngi ko jënde guy mbët fi ma ko jënde dafa jógee Mauritanie jaar ci li Boubacar ñëw guy mbët ma jënd ko andi ko Dakar soo xool tey nagu naar la yii mooy suñu nagu réew mi yii mooy nag yi nga xam tey ji ñooy jógee kër Momar Sarr boo demee diggante ndimb ay saara laamo ay bokki neddo ay foos ay malla ay gànket yii nag ñoo fa jógee parce que yii nagu réew mi la mais yii ñooy nagu Mauritanie seen différence lan la seen différence mooy ñun suñu nag yi ñu am ñun tey jii muy Sénégal wax dëgg yàlla boo génnee tey nag tey ci réew mi ñun suñu nag yi amul benn nag tey bu ko dàq ndawal bu ko gën a mën élevage amul parce que tey busra yi nga gis fii kër Daara Jolof yi ñu fay jógee di ñëw fii la ñuy jógee ñu di leen yar Sénégal la ñuy juddoo fii la ñu yaroo lii mooy nagu naar ñoom it yàlla barkeel na leen Mauritanie seen i nag macha allah dañoo wér ñoom it parce que li ko def mooy dañuy am élevage ba pare di ay sàmm xoolal seen i gëléem tey macha allah mais nagu Mauritanie dafa mel ni ak xaw ma nag ci font bi la xaw ma dafa mel ni ñoo gën a waaw c'est que boo gisee li ko def mooy ñoom seen tey boo xoolee am na lu bari tey mënu ma ko wax parce que ci site internet la mais bu ñu wéetoon tey ci néeg ma wax la li waral lii mooy que ñoom tey seen i ministre ñoo gën a liggéey tey suñu ministre ñun parce que ñoom tey boo demee Mauritanie lépp daf fa yomb soo demee tey Mauritanie dund yomb na fa boo demee tey warga yomb na fa sukkar yomb na fa ngooñ yomb na fa këyit yomb na fa repasse yomb na fa te lu ëpp tey seen jur ñoom ñi ngi jëfandikoo ci wàllu repasse ak këyit yii gis nga nagu naar yi soo joxee këyit ñu lekk soo joxee repasse ñu lekk kon donc ñun li ñu war a def mooy état gën a dimbali bay ak sàmm parce que loolu mooy doxal réew jur gi tey yàlla na yéex mais bu jógee ci réew mi day am crise de te nag baykat yi il faut ñu jàppale leen ñu mën a gën a jàppale ñu gën a mën a jàppale maanaam ñi ne ci taax yi ñi ne ci taax yi ne ci àll bi ñoo leen fi bàyyi état gën a góorgóorlu gën ñu wàññil dund bi su ko defee ñu gën a mën a élever mais nag bu continuer nii rek xam nga bu yàggee rek wàllu élevage dafay dee ci Sénégal te loolu ñaanuñu ko yàlla tey ku mel ne ministre bi fi jóge Aminata Mbengue Ndiaye da daan ñëw tey di waxtaan ak ñun doomam sama xarit la wan du ma politicien man dama yëngu ci làmb waaye lii tey lu ma am ci gannaaw yàlla ci laa ko amee ci laa takk soxna ci laa ngénte ci laa yor sama kër muy wàllu élevage lépp lu ma am ci laa ko amee soxlawu ma beneen liggéey bu dul bii su ma xëyee gis fas gis nag
gis xar sama xol sedd na su ma feebaree sax su ma leen gisee sama xol day sedd ni may wax sax léegi sama doom bàjjen yi man leen su ma génn àdduna sax nañ jël deru nag ñu tegal ma ko ci sama kaw sama xol day sedd ñuy ree mais man lii moo may dundal bari naa ci ñoo xam ne tey Seras ñi fi nekk tey ji di góorgóor di liggéey doo leen dégg ci dara loo leen di xeebe parce que fii tey bu ñu nee Seras ñu bari yaakaar Seras mais Seras ay jàmbaar ñoo fi nekk ay liggéeykat tey boo duggee ci wàllu élevage ñu wax la ci loo xam ne si dara du ko dindi parce que li ko def mooy ñun dañu dund ci àll bi yarandoog suñu waajur ci wàllu wii lii tey kenn mënuñu cee nax wàllu nag du lu ma nit di naxe tey moom wàllu mbërum làmbayam kenn mënu ma cee nax tey yàlla defal na ma loolu tey est-ce que yaa ngi fàttaliku premier nag bi nga njëkk a am ndax yaa ngi koy fàttaliku ba léegi waaw première nag bi ma njëkk a am première nag bi ma njëkk a am maa ngi ko jëlee ci sama yaay dama yar benn bëy bi dee ma jox ko ñebe ju bari mu dee ci biir néeg bi boobu néeg seng la bi bëy bi dee ci néeg bi may jooy xam nga yaay dafa bëgg doom mu ne ma looy jooy nag bale maa ko jëndoon 3 junni jël ko booy dem Dakar nga yóbbaale ko déparé ko ma ñëw andi nag bi fekk fi sama papa mu nekk Seras di fi liggéey di daan dooleem bi ma ñëwee fekk fi sama waajur ma andaale nag bi nekk ci moom di jaay ay buum di rayante comme sama ay morom di taxale nag bi ma jëkk am paa bi nga doon waxal léegi rakam moo ma ko jëndal guy mbëtt 20 junni muy faxa baabu à l'époque loolu yàgg na ma jaay nag bi moom moo ma ko jëndal 100 000 francs jaayal ma ko 150 000 muy nag bu weex bu doon tayee moo ëpp bii bu doon tayee nagu 500 000 la mu jënde ko guy mbëtt 100 000 francs ñëw ni ma maa ko jënd 100 000 francs jëlaat ko ci 100 000 francs soxla wu ma ci dërëm nag boobu bi ma ko jaayee 50 000 laa ci am bénéfice moo ma jëkk a yóbbu stade Iba Mar Diop ma seetaani lamb mook maalaw Seras nee naa ko virusu lamb yaa ma ci dugal virusu jur gi yaa ma ci dugal yaa yàq sama njàng xam nga nag boo nekkee sa waajur mu bëgg la may taawam doo jënd ceeb doo jënd sukkar doo jënd warga lépp mu di la ko defal boo góorgóorlu la yàlla mën laa suturaal dimbali la yàlla nag xiir ma ci loo xam ni dama koy sant yàlla suñu borom mooy yàlla musuma xiir ci jëli fi jàmbur musuma xiir ci dorogewu musuma xiir ci lu dul lu baax su ma gisee kuy def lu baax parce que nag à l'époque li ma bëgg mooy jàmbaar su ma gisee liggéeykat dama koy bëgg ba tey sama grand bu ñuy wax tafaanaar su ma ñëwee damay pap ma ne mu ne ma bul gëm nit gëmal sa liggéey bii bul gëm tur bari na fi ñoo xam ne ñëw tey jël alal jàmbur dootoo leen gis li ko waral mooy tur moo ko waral gis nga ku mën a ñëw wàññi xaalis ba mat fay la jaay ko ku mënta wàññi ba mat wàccal mu dem mooy ku mel ne grand tafaanaar ma di ko nuyu au passage grand bu baax boo xam ne tey jii xiirtal na ma ci lu baree bari tey damay wax ne sama idole la du ma ko rus di wax parce que gëm boppam moo ko andi fi mu agsi tey ma koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér gis nga doomu aadama damay wax toujours ni nit ñi bu kenn xeeb sa nguur maanaam foo toog buur nga ci sa bopp bul xeeb li la yàlla suñu borom defar ndax tey fii nga taxaw di wax ak man am na ñoo xam ne ñu ngi tëdd tey ci lal hôpital yi mënuñu lekk sax 1000 francs tey bu la yàlla mayee nga wér ñàkkoo dara kon nee na àdduna dara doyu fi doylu rek moo fi am solo tey it ñuy fexe ba suñuy nit yi démb ñuy ànd ak ñoom suñuy nit yi démb ñu di leen fonk man xaw ma tey ànd ak Pape Diagne Seras bu subaa ma ànd ak Ibra Ndiaye ñi ma doon àndal démb ba tey bu ma demee ñoom lay àndal su ma demee dëkk ba Louga ñi ma doon àndal Njang Bambooj ñoom lay àndal su ma demee Saxaaf ñi ma doon àndal Seras ñi ma doon àndal ñoom laa àndal samay nit démb ñooy sama net tey moo tax barki démb Ndiaye bi Gaston Mbengue xaali ñëw fii samay nag waxtaan ak man jënd ci man dama koy def nga li nga war a def parce que sama mbokk njaambur nga yàgg nga ko def ëpp na 15 ans heure bu ñëwee fi wax dëgg yàlla day jënd ci man ma koy nuyu moom it di ko ñaanal yàlla journée yii mu jëm yàlla defal ko jàmm moom it muy nit ku bëgg jur soo demee moom it war ngeen ko seeti waxtaan ak moom ndax moom it day dund jur soo demee këram fasa nga fa ay naga nga fa soo demee tey ji lew na am na fa tool macha allah ànd ak doomam makan mbeng wàllu élevage am na nag yoo xam ne maa ko jëndee woon Fuuta ñëw jaay ko doomam yàlla na ci yàlla def barke parce que man loolu mooy sedd sama xol keroog bi ma doom ji woowee ne ma nag yi ma jaayoon tey jii su ma ko doon jaay lu mën a tey nit wuta ne Seras sax di wax te ci ñun te jiitaloo Serigne Babou wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf gars yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu ngi amoon tey ki nga xam ne moo di Pape Diagne Seras Pape Diagne Seras di éleveur nag di secteur boo xam ne lu mu xama la di yëngu ci wàllum làmb waaye soo xoolee teraanga moom lépp benn la lépp teraanga la rek Pape Diagne tey koo xam ne bëgg na la contacter ban numéro la mën a jotee. waaw ku ma bëgg a contacter mën nga woote ci 76 944 11 34 wala nga woo ma ci 77 280 80 06 yooyu mooy numéro yi nga xam ne képp ku ma bëgg a jot ci kattanu yàlla di nga ma jot. mooy sama numéro bi may liggéeyee ci làmb mooy numéro bi may liggéeyee ci wàllu jur gi li ma lay waxee toujours nee naa leen awuma sens interdit ku ma woo téléphone jot ma wala soo ma jot soo paree ma rappelé la fu ma neex jaar maa ngi ci sant yàlla suñu borom bu baax a baax ku ma woo téléphone danga may jot xàmmewu ma numéro privé ak beneen bu dul numéro képp ku ma woo jot ma léeg-léeg nag doomu aadama dina jafe jot mooy bu ñu nekkee ci wàllu làmb nekk ci ay réunion xat-xat yi léeg-léeg nga woo ma sax dooma jot mais su ma paree su ma xoolee appel yi damay tourné waat di woo ku ne ma ne la yow la kan parce que ki jënd crédit am di la woo xamoo lan la lay doyee moo tax li ñu war rek mooy sant yàlla baax rek di ñaan seen site bii te am naa yaakaar ne dana jëm ci kanam site yi fi ñëw seet si ma tey jii yëpp ci kàttanu yàlla dégg nañ leen
ñun ay naaru Kajoor lañu képp micro bi nga jël dékk ma ko nii di wax ak man yàlla na nga mel ne nuñ koy waxee rek ca kaw a kaw a kaw ci kanam rek ci kàttanu yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullah. gars yi ñu ngi leen jaajëfal bu baax mën ngeen continuer di nuyu nag suñu jigéen bale Aysatu jàmbaar jigéen ju baax liggéey rek jaamu yàlla fu waxtu julli jotee mu julli man loolu laay ñeewe nit muy nit jigéen ju baax liggéey jàpp boppam macha allah ma nga ne mooy Aysatu di nuyu Iba mii ne ci jur gi wax dëgg yàlla xale la boo xam ne jàmbaar la ak Mouhamed sama rak wax dëgg yàlla mention spéciale ak waa Seras gépp lépp daal lu ma am ci àdduna fii laa ko amee. jërëjëf yàlla na yokk ak jàmm gars yi da leen ko ne di bës cloche de notification bi ginnaaw boo leen abonné ba noppi dinañ leen présenté lépp lu xeetu jur fii ci Sénégal am nañu leen demaloon Mali dem nañ fa ba ñëw Maroc ya fa nekk Côte d'Ivoire chio yi race yi loolu lépp ñu ngi ñëw incha allah rabbi ci kàttanu borom ñu ngi leen jaajëfal bu baax jaa ngeen jëf ànd leen ak ñuy nuyu bu baax Gàdd Fall xaritu Pape Diagne Seras waa Touba la sunu kooku ñoo bokk dëkk ñun waa Touba lañ waa Touba la ñun ñoo ku baax la mi ngi leen toog kon nag Gàdd Fall ba màggal ga Gàdd waaw